jërë ngeen jëf mbokki internetu Sénégal 7.com si réew mi ak si bitim réew mbégte ak contentement la ñu ànd ak yéen à chaque fois rek di leen defal li nga xamante rek moom moo di seen i émission waaye rawatina nag tey ñu ngi fas yéene waxtaanee li nga xamante ne rek moom moo di mbirum làmb ku nekk xam na nag dimanche bi ñu génn nag mu nekkoon làmb ju am solo ñi ko organisé woon nag di waa Gaston Production donc si noonu daal la ñu fas yéene dalal directeur Gaston Production di Makane Meng nekk doom si nga xamante rek moom moo di ak Gaston Meng fas yéene waxtaan ak moom si lu yaatoo yaatu rawatina nag combat bi nga xamante ne rek moo doxoon si diggante kii di Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante rek moom moo di Gris Bordeaux mu nekk combat bu am solo bi nga xamante ne rek Sénégal yëpp seetaan nañ ko Balla Gaye daal di am ndam si kaw ki nga xamante rek moom moo di Gris Bordeaux dinañ fas yéene waxtaan ak moom également si tolluwaay lamb waaye également ak si li nga xamante ne rek moom moo di yeneen affiche yi nga xamante ne rek Gaston Production fas yéene nañ ko daal di dëgtal ñi nga xamante rek moom ñoom ñoo di amateuru lamb lamb namoon na ko Makane mu nekk nit koo xamante ni déjà lu muy génn bëriwul mun naa ne sax ñi ko xam bëriwul waaye tey dinañ am occasion ñu gën koo découvrir si Sénégal 7.com Makane maa ngi lay nuyu si suñu biir émission bi di Sénégal 7.com. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Pa Wally maa ngi lay dalal ak jàmm di kontaan ci li ngeen ñëw fii ci kër Père Gaston ñu tase fi pour mën a yaatal ci waxtaanu làmb ak bis bi ñu jógee muy le 7 août. diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu képp kuy amateur di nuyu sama waa kër di nuyu Gaston Production surtout Père Gaston ñu ngi lay nuyu bu baax a baax am ne làmb su yegsee fii ginnaaw yàlla mën nañu wax ni que Père Gaston moo am fitu indi fii làmb donc ñu ko ci sant di ko ci béggee lu bëree. d'accord mu ngi noonu mu nekk nuyoo bu am solo si fàttali leen rek Makane Meng di directeur Gaston Production amaloon combat yi am solo yi nga xamante ne rek moo doxoon si diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux Makane laataa ñu ñëw rek si waxtaan bi lu waral nit ñi xam Gaston xamuñ Makane fan nga nekkoon ba heure bii nii. bon Makane xam naa dafa jàngi woon rek nekkoon Europe di bi mu paree jàng bon am fa ay activités nekk ci liggéey bi bon après 20 ans en Europe mu ñibbisi bon bi ma ñibbisee nag c'est depuis quand même 2012 mais teewul maa ngi doon ñëw de temps en temps depuis 2012 nag maa ngi nekk ci ginnaaw père di ko jàppale lu bëree nekk ci làmb ji nekk ci organisation bi vu que li ma jàng marketing la donc ma ñëw gën a appuyer ci côté marketing communication donc mooy wàllum sponsor yi wàllum télé yi di waxtaan ak ñoom xool naka la ñuy mën a yëkkatee communication Gaston Production communication wu làmb ji def ci marketing bu am solo ci lu ñu jot a jàng au moins. d'accord mu nekk lu am solo donc gis nañ ne def nga parcours bu am solo si sa carrière ba tax na nag nga fas yéene daal di jiital li nga xamante rek moom moo di Gaston Production bu ñu ñëwee si lamb bi doxoon si diggante Balla Gaye 2 ni ak nga xamante rek moom moo di Gris dimanche passé déjà ndaka nga jàngatee combat bi ngeen si génnee ban jàngat ngay def. bon d'abord dañuy sant yàlla bu baax a baax dañuy sant yàlla bu baax ndax organisation lamb bu mel nii du ma ne gëj na fi am mais. Est-ce que amoon na sax laay wax. parce que nga am làmb Balla Gaye Gris Bordeaux géew gi set wecc ñu ci remercier la police aussi ak gendarmerie parce que làmb avant tout sécurité la. parce que am na ñoo xamante ni suñu nee làmb pour ñoom làmb leneen la lu ñaaw la wala non absolument pas làmb dañ ko moom yëfu Sénégal la donc dañ ko war a sàmm. donc moo tax ñu def benn organisation boo xamante ni képp ku ñëwoon ci stade bi di nga ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm te dara du la dal donc ñu am benn genre organisation. Gaston Production boo xamante ni dañ ko teg ci yoon wàllum sécurité bi mooy bi ma wax noonu. donc jaar na yoon ndax la après félicitation yi. bëri na mais man du ma féliciter sama bopp damay féliciter Sénégal. waaw parce que gis nañ lamb bu daan am ni violence doon amee si stade yeeg ñoom seen. donc violence boobu nag lañ doon éviter. moo tax du arène nationale kese la ñu sécuriser. ñun en général su dee mbër bi day jugee Fass dañuy sécuriser Fass ba arène nationale. Guédiawaye ba arène nationale. gendarmerie def na un travail vraiment remarquable. ci côté boobu noonu. police waxi nopp ci biir arène nationale. nit ñi daal kontaan nañ ci sécurité bi ñëw nañ seetaan nañ ci jàmm ñibbi nañ ci jàmm seetaan nañ làmb ju neex a neex lu ñu doon xaar ci ñaari mbër yi ñoom loolu la ñu indi donc ñoom ñaar ñëpp dañ leen war a féliciter. Gris Bordeaux lañ ko war a féliciter
Balla Gaye 2 félicitation moom tamit. lu tax Gris Bordeaux da nga ko war a féliciter parce que démérité wul. lu waroon yëpp def na ko. def na touche bu neex bàq na bàq bu neex nit ñi ñëw nañu wuyu si ko donc dañ koy encourager di ko féliciter Balla Gaye moom mi ngi jëm ci beneen kii donc xam naa ni mi ngi nekk ci préparation. d'accord loolu dina ci ñëw si ni mu gën a yaatoo si biir émission bi est-ce que yomboon na Gaston Production taxawal combat bu mel ni Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux 2. bon wax dëgg nag yomboon na. ñun vraiment mbëri en général suñuy xarit lañ. am nañu rapport boo xamante ni c'est un peu particulier donc pour taxawal seeni combat du jafe. ci benn weeru koor la woon fii la woon sax kër père ñu ñëw toog waxtaan ndogu ca la combat ba taxawee matul sax 2 heures de temps bu ñuy wax. ku ci nekk ñu fay la sa cachet ñu signé ci jour boobu la ñu signé contrat yi ci saa si la ñu wootee site yi télé yi ñu ñëw ñu filmer après combat bi mi ngi noonu. bëre nañ ko barke démb jaar na ci yoon lu ñu doon xaar moom macha allah alhamdulilah. alors mu ngi noonu mu nekk lu am solo bi ñu jigee ci combat bi am na ay coow yoo xamante ni ñu ngi ko doon dégg ci suuf ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante rek moom moo di Aziz Ndiaye donc ndax yow yëg nga problème bi Balla Gaye am ak Aziz Ndiaye bi ñu jigee ci combat bi. non foofu problème amu fa xam nga Sénégal nag. ndax da nga jàpp ne problème amul wala concrètement problème amul. non Balla doful. Balla su ko Aziz waxoon. jour 7 bi bul bëre sax du bëre. Balla dafa déggal Aziz. Aziz mooy léppam. donc nit ñi xaw ma fu ñuy jëlee genre information yooyu moo tax ma ne sénégalais des fois dafa xaw a bizarre. rien que pour yàq bés rek. te loolu benn exemple kese la y en a tant d'autres. dem nañ ba jour veille bi naan kenn benn mbër bi dafa gaañoo ak ay affaires yooyu pour jéem a yàq lu c'est que Sénégal moo xaw a demee noonu. gars yi ñoom yàqkat yi dañu bëri. donc pour leeral rek. Aziz Ndiaye Balla Gaye foofu benn problème amu fa. une semaine avant Baye Ndiaye mi ngi ñëw ci open presse su Balla Gaye mais nga foog ni suñu amoon problème rakku Baye Ndiaye rakku Aziz Ndiaye Baye Ndiaye dana ñëw ci ay open presse. nga xam ne stade bi Aziz Ndiaye ci wàllu boppam moo fay réservation bi pour Balla ñëw def open presse am. donc am na yoo xamante ni moom vraiment nit ñi dañoo xaw a doy waar rek mais jaxase ménage xam naa la ñu bëggoon def rek wala. dugal ci boppu sénégalais yi ni que problème am na biir géejawaay mais benn problème amul. d'accord sa diggante ak Aziz Ndiaye donte moom promoteur la woon yow également nga nekk promoteur di yëngu ci làmbu. Aziz Ndiaye c'est mon frère. Aziz Ndiaye non seulement c'est mon frère mais c'est un sponsor. ak j'adoram donc day ñëw di sponsoriser Gaston Production waxtaan ñuy waxtaan ak Balla Gaye yëpp Aziz Ndiaye daf ñu koy yombalal ndax Balla Gaye lu Aziz wax rek loolu la daanaka dafa jël boppam jox ko Aziz. Balla Gaye day mënul gërëm ak da koy ñaanal rek dal tolloog moom fu mu nekk nii ndax Aziz lu mu waroon def ci moom yëpp def na ko. te il n'arrêtera pas parce que ñoom ñaar c'est comme des frères de sang. alors loolu moom nekk na lu leer si mbokk internet ñuy seetaan si Senegal7.com beneen bi mooy bokk na si lan nga jàppoon ne moo gënoon jafe si moment bi ngeen doon taxawal combat bi avant pendant ak après combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux. bon jafe-jafe en général ñun xam nga ne am nañ expérience boo xamante ni suñu jaaralee lépp ci yoon rek organisation bi jaar yoon jafe-jafe du fa mën a am il faut juste négocier ak askanu làmb ndax làmb dafa metti nag suñ ko waxul ak suñ ko waxee yëpp làmb dafa metti mais soo amee expérience bi rek nga gérer ko comme ni nga koy war a gérer benn problème du ci am. Dès le départ communication dañ koy teg ci yoon mbëri chaque camp da ngay négocier ak ñoom dalal seen xel parce que am na mbër yoo xamante ni tam ñu ni kii kat camp bee la far kii kat camp bee la far mais non non ñaar ñëpp la ñuy jël teg leen au même pied d'égal fu ñu defaree mbër bi dara mbër ba leen noonu ça c'est la même chose bañ nañ ko ba weeru tabaski bi ku ci nekk dañ laa woo ñu jox la sa xaru tabaski ci communication la woon mais dañoo yamale. donc yamale bi daf cay am solo lu tax mu ciy am solo Balla Gaye 2 dafa nekk nit koo xamante ni suñu frère la moom bu muy presque ses premiers combats ci ñun la jaaree jàmb ci kaw. Gris Bordeaux waxi nopp Gris Bordeaux bu ñu koy sim jox yére bi buy Tapha Gueye di simi jox ko le tigre de Fass boobu fii la ñu fekk gis nañ lépp ñu àndandoo daanaka carrière am yëpp ñun la. donc dafa nekk ñaari mbër yoo xamante ni yomboon na yomb goo xamante ni ku ci nekk daal à jouer le jeu ba benn problème amu ci jafe-jafe daal
gisuma ko si. waaw. alors Gaston Production lan lay xaar si combat Siteu Papa Sow ku nekk xam na ne amateurs yi lamb yi ñu ngi koy xaar bokk na si yeneen affiche yoo xamante ni également amateurs yi namu nañ ko. Siteu Papa Sow je pense que Jambar Production moo ko tëgg. donc ça sera au mois de novembre. xam naa ni mooy Mansour le fils de Père Ba mooy waa Jambar Production. d'accord mais parce que dañoo toogoon benn moment gars yi jàpp ne Gaston Production war na mën a sóobu combat boobu parce que amateurs yi niñ ko doon xaaree yàqamti nañ ko boo xoolee daanaka léegi mu def si diiru benn at combat yi ba léegi mënul taxaw. non taxaw na. voilà c'est au mois de novembre effectivement ak Jambar Production. voilà. Ouais. donc am na combat yoo xamante ni nit su ci nekkee rek ñun duñu tooñ quoi. dañuy bàyyi ba lépp nekk ci loxo ki ko yoroon su ci génnee carrément. ñu xam ni que génn na ci carrément. waaw mais entre temps Jambar Production taxawal na ko donc ñu leen ci félicité ba pare di leen ciy ñaanal pour au mois de novembre ñu génn ci ak jàmm comme ñun ñu ci génnee ak jàmm ak salaam le 7 bi passé. d'accord mu nekk lu am solo. beneen bi mooy bokk na si Gaston Production bu daan tëgg làmb wala sax buy tëgg làmb bëri na si ay journalistes yoo xamante ni wala sax ñi nga xamante ne presse en ligne la duñ kontaan loon si côté dugg si stade bi problème mu accréditation yeeg koo wax danaan Gaston Production mbiram dafa jafe exactement liggéey bi est-ce que mën nga see indi leeral si côté boobu noonu. lépp ci organisation la rek. gis nga làmb ji soo ko seetaanee gis nga géew gi nu mu setee. géew gi set na set boo xamante ni j'ai eu toutes les félicitations de toutes les entreprises. su ma nee toutes les entreprises mooy sponsor yoo xamante ni jox nañ xaalis pour ñu mën a am visibilité loolu dafa am solo géew su setulee banderole yi affichage yi lu ñu waroon gis du feeñ comme ni mu war a feeñee soo xoolee jëlal exemple ci yeneen làmb yi. nga xool ci biir géew gi nu muy mel. nga xool journée 7 août bi nu mu mel. d'accord désordre beeg jaxasoo beeg yooyu. voilà il y a une très grande différence. donc yooyu ci la bokk. beneen gastonproduction.com dafa am. donc dafa am site boppam. d'accord voilà lu tax mu am site boppam. d'accord fi mu ne nii kon Gaston Production moom mooy gère tout ce qui est communication ak yor presse beeg yooyu. yor presse ak affaire d'accord loolu dafa am solo nga leeral. voilà parce que nit ñi dañuy foog ni que dañoo soxor mais du loolu suñu soxoroon duñu leen bàyyi sax kon ñu ñëw ci ay open press. wala ñu ñëw ci ay face à face wala ñu dem jëli mbër bi entraînement. d'accord voilà donc yooyu mën nañ leen ko may mais le jour J rek lañ koy tere pour lañ ñu koy tere en plus loolu benn la woon ñaar day dem pay per view. effectivement donc luy dem pay per view. dañoo war a pay per view également ñu si bëri ñu ngi naan dañ ko war a jëndi comme ni. ñi làmb doon am waruñu ko dindi pourquoi waruñu ko dindi. parce que xamuñu lu ñuy daj. pour fay mbër mi. d'accord stade bi lu mu fees fayul benn cachet mbër. donc soo ci boolewul pay per view wala sponsor yi ñëw tey gën a jafe. donc làmb day ralentir. gars yi nee nañ pay per view mooy ralentir làmb mais au contraire. bu ñu waxee bu PPV bi ñëwee ba léegi ca la làmb gën a dekki soo xoolee ba xool. parce que làmb demoon na ba am benn mooy am wala ñaar mooy am benn moment par saison. léegi nag soo xoolee da ngay njëkkante réservé date sax day am. ndax arène nationale samedi ak dimanche nga fay réservé. léegi nit ñi dañuy obligé sax jël mercredi bi des fois pour mën a tëgg. juste pour te dire que léegi làmb dekki na donc chaque dimanche day am làmb. d'accord Makane est-ce que jàppaloon également làmb ba léegi rek mu ngi si yoonu suux parce que bu ñu daan xool ni làmb meloon ampleur bi mu amoon promoteurs yi bëri woon lool macha allah sponsors yi bëri woon si làmb ji mbëri doon entraîné ku si nekk am combat dimanche ba dimanche dañuy am ay grand affiche lan nga jàpp ne tey moom moo wàññi ampleur boobu noonu jamono ji ñu toll nga xamante ni làmb raar na. ampleur boobu de. en fait loolu su amoon. jeex na depuis barki démb. ndax Balla Gaye Gris Bordeaux dekkil na làmb bi fu mu nekk nii làmb dekki na heure may wax ak yow nii ñoom ña ngay réunion ci kaw waxu làmb la ñuy wax Tafa Gueye mi ngi ci kaw Père Gaston mi ngi ci kaw Ibrahima mi ngi ci kaw am na beneen promoteur bu nekk ci kaw ci waxtaan làmb la ñuy wax. d'accord fi mu ne nii da ngeen am yeneen yu ngeen di taxawal. ñi ngi waxtaan. d'accord su taxawee rek di ngeen ko dégg. mën nañoo xam li ngeen di waajal fi mu ne nii. ñi ngi waxtaan daal. d'accord pour le moment moom ñi ngi pare yeneen yi am na yeneen ñett grand combat. ci suñu kanam nii. d'accord ñëwaatal fi nga nekkoon. voilà donc fan laa nekkoon sax. si côté li nga xam ne rek moom moo di ampleur bu làmb amoon te wàññeeku. voilà donc xam nga ku mel ni foog mu tudd ko distingo moo jënd làmb ji may ko Sénégal. samedi bii passé dimanche. d'accord
Sénégal ñëpp a toog seen kër di seetaan làmb ji loolu namoon nañ ko. loolu su ñu amee yeneen ñu mel ni distingo ñëw toog ne damay jënd làmb ji may ko Sénégal ils sont les bienvenus parce que xam naa ni Sénégal tam ci pay-per-view tàmmuñu ko xamuñu ko mais ñi ngi leen ci jàngal di leen ci yóbbu nànk-nànk soo xoolee sport fii rek ngay jël sport teg ko gratuitement. MMA soo ko bëggee seetaan ngay fay pay-per-view la. boxe yi dem fépp foo dem ci àddina c'est pareil même football sax soo koy seetaan ngay fay. soo abonné wul doo seetaan. d'accord donc làmb daal le Sénégal tàmm loo xamante ni dañ ko koy may muy seetaan muy bége. soo waxee waxu pay-per-view c'est parce que loolu lañ xamoon bu njëkk ba dañ daan toog télé di ko seetaan. mais nag àdduna day dox. àdduna day dox donc comme àdduna day dox nag foog ñu ñoom tamit ñu ànd ak àdduna. dañu jëm ci monde digitalisation. d'accord. Sénégal 7.com. confirmé nañ li may wax. d'accord ci digital bi ngeen nekk. mu ngi noonu mbokk yi ba léegi rek si fàttali rek ñu ngi toog ak ki nga xamante rek moom moo di Makane Meng di directeur Gaston Production di gérer lépp loo xamante ne rek si biir Gaston Production la nekk également koo xamante ni comme ni ma ko waxee raar na lool sénégalais yi ko xam amaana bëriwul noonu waaye nekk nañ koo xamante ne mu ngi def liggéey bu am solo si làmb Makane dañuy ñëwaat rek si làmb ji nga xamante ne rek amoon na le 7 donc dimanche passé si diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux donc ndax bu ñu sukkandikoo ci organisation bu ngeen def yëpp lan lañ mën a teg ci loxo bi comme bilan ndax réussir ngeen ci wala am na échec voilà. non y a pas eu d'échec dañuy sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin su dee da nga ma bëgg laaj ndax dañoo perte non perte ñu. d'accord génn ngeen ci. luñ ci waroon def yëpp def nañ ko. lu ma ci doon seen tamit du ma ne gagné nañ ci li ma bëggoon aw ma ko wax dëgg yàlla. mais am na jàmm ji quand même mais sant naa yàlla. d'accord man mon premier plaisir mooy que le Sénégal soit content. te je pense que journée démb bi bërk démb plutôt le 7. ça a été une très belle réussite une grande réussite. que ñëpp kontaan nañ. depuis lors tout le monde appelle soit pour des interviews. soit pour des remerciements soit pour des félicitations loolu rek mbégte la. man satisfaction boobu su ma ko amee rek li ci des grave. ndax yaa ngi apprécier liggéeyu CNG jamono ji ci làmb. waaw ñi ngi góorgóorlu bu baax nag wax dëgg yàlla di nuyu Bira Sène le président sama tons. moom ak équipe am ñi ngi def benn liggéey boo xamante ni bu jaar yoon la. samedi tam wane nañ beneen facette boo xamante ni mais loolu c'est au fur et à mesure ngay dem faay bu am ci làmb ji nga koy jàngee. am na peut-être benn faay bi amoon làmb bi mooy bi côté Gris Bordeaux bi ñu daanee Gris am na quelques chaise yu doon naaw. côté boobu foog ñu corriger waat ko. donc CNG xam naa ni dana ci jëlaat beneen matuwaay. ba nga xam ni que yooyu di leen ko éviter. y avait même des policiers ci kaw pour éviter pour ñu mën a kii xam naa ni di leen ci jàpp ñu bëri. te jàpp nañ ci ñu bëri mais ñooñu dañuy lor seen waa kër. seen waa kër la ñuy sonnal. parce que ñoom ñooy dem police wala feneen ñu pour ñëw jël si la. loolu ko fi jar. sa mbër ñëw na bëri na. def na lu mu waroon def ndam yàllaa ko yor. ñoom loolu la ñu war a xam mais Sénégal lay am na ñoo xamante ni dañ ciy boole réewande. te réewande su ci raxee rek day yàqal boppam. dëgg la voilà. est-ce que jot ngeen ci waxtaan ak également président fan si club bi moo xam ci côté Balla Gaye kay ñu waxtaan ci. voilà ci côté sensibilisation parce que dafay baax aussi bien avant l'événement ñuy daal di sensibiliser ñi nga xamante ne ñoo di ñu nekk ci fan si club bi à ce que bu ñu ñëwee stade ñu am benn comportement bu adéquat. oui dañuy def yooyu yëpp même 3-4 jours avant le combat. on convoque au CNG ñaari camp yi ku ci nekk sa manager. ak sa président des supporters fans club et tout. ñu waxtaan ak ñoom ñu wax leen ñu sensibiliser seeni supporters. yooyu yëpp day am dañ ciy liggéey bu baax a baax man xalaatoon naa ni sax du am mais xam naa frustration réewande je ne sais pas daal des fois doo leen sax comprendre. daal nañ sa mbër. garaawul la vie continue mais bul jël chaise di sànni. soo jëlee chaise bi sànni mu dal ci bopp kenn nga rey ko. d'accord fi mu ne nii ñëw nañ. si kër Gaston déjà moom la ñuy dégg muy wax noonu si kaw tout à l'heure junj nga ne ma yéen a ngi waxtaan fi mu ne nii si ay combat bu ñu jugee si combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux Gaston Production si fàttali taxawal na combat Balla Gaye ak Boy Niang
voilà c'est le ndax prochain. combat boobu fan lay toll ban projet boobu fan la toll jamono ji. non combat boobu kay ci moom la ñuy liggéey nii sax d'ailleurs. donc ñu ngi commencé li ci réunion bi ñu nekk nii ci kaw. moom dañ ciy wax ça sera pour le 1er janvier incha allah. d'accord le 1er janvier 2023 2023 incha allah drapeau Thione Seck ñu ciy sargal Wally ak famille Seck bi yëpp waa Kër Balago. mu nekk seen bés. Balla Gaye 2 il va préparer ce combat là parce que defe naa ni ci combat yi ko gën a ñor ci la bokk. Boy Niang moom dafa xiif Balla Gaye daf ko xiif carrément combat bi rek la yàq bëggoon nañ ko sax jox beneen combat entre temps mu ni déedéet bëgguma bëre benn combat bu dul Balla Gaye. donc xam naa ni que combat bii ni mu ngi koy xaar ak doole. d'accord lan ngeen ciy fas yéene liggéey pour que mu gën a am différence ak combat passé parce que ñu si bëri jàpp nañ combat Boy Niang ak Balla Gaye combat bu nar a neex lay war a doon. ci diggante amateur. boobu neex na ba pare. fu mu nekk nii ñi ngi jéem a xool seen premier ndaje kañ la. pour mu lancer communication bi. ci yooyu la ñu nekk nii suñu demee nag ba def seen première communication su boobaa mooy combat bi sànneeku na. d'accord da ngeen a jot ngeen a avance ñaari mbër yëpp. oui depuis l'année dernière. Balla Gaye xam nga 4 avance la yor. waaw bëri na ñaari mu dese ko ñaar. bu Boy Niang bi moo ko dese ak bu Eumeu Sène. effectivement donc léegi ñu ngi jëm nii ci bu Boy Niang bi le 1er janvier. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk jot nga sa avance. et c'est fort possible ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xam naa ni extérieur ngay préparer ce combat. d'accord mu nekk lu am solo bu ñu jógee ci lutte avec frappe bi dañuy ñëw ci lutte sans frappe mbapat bi parce que ñu ci bëri jàpp nañ ne Gaston Production lu mu ci liggéey des na même bu dee am na waaye des na ndax yéen a ngi sóoraale également ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mbapat yeeg yooyu. xam nga am na soo xoolee rëg-rëg fan la jógee. mbapat ba yegg si fu mu nekk. Franc fan la jógee mbapat ba yegg si fu mu nekkoon. Serigne Ndiaye idem donc am na mbër yoo xamante ni ñi ngi fii ñi ngi fee mais ku ci mel ni rëg-rëg gëwma ni que dana dellu ci mbapat. Franc bon dernièrement dellu woon na mais à ce niveau là je ne pense pas ni que léegi moom tam dina delluwaat ci mbapat parce que yegg nañ ci niveau boo xamante ni léegi lutte avec frappe la. Gaston Production nag mënul def lépp y a des promoteurs yoo xamante ni ñoom ci mbapat bi la ñu ne nañ leen bàyyi ñoom ñu gérer mbapat bi. ñun moom on est plus dans les grands événements. d'accord loolu am na solo juste que question bu mérito wu am tontu tamit parce que bëri na ñu foog ne Gaston Production uniquement dafa daal di concentré wu rek si li nga xam rek moom moo di lutte avec frappe bi beneen bi mooy yan affiche lañ mën a xaar à part projet bi ngeen nekk nii si ñoom Balla Gaye yan projet lañ mën a xaar. xam nga am na ay affiches yu nekk suñu bopp. voilà bëri na ay mbër yu mën a bëri ku si mel Ada Fass mu ngi ñëw Gris numéro 2 mu ngi ñëw. bëri nañ ñoom Serigne Ndiaye ñoom Sokocim. ñoom ñëpp a ngi ñëw ñoom Sokocim ñoom Limousine ñoom ñëpp a ngi ñëw. y a plein de lutteurs. et peu de promoteurs. donc mais promoteurs yi fi nekk tamit foog ñu bàyyi leen ñu am ndam ñoom tam li ñu def. Gaston Production moom su dee ñu noonu nar a def lépp moom dina métti loolu ci ñun. donc gis nga ak combat nu mu méttee moom suñu tëggee benn rek nañ ñu may 3 mois rek ñu tëggaat beneen yeneen 3 mois chaque 3 mois daal suñu mënee dóor benn. defe naa que c'est le temps de communication déjà bu grosse affiche wala jël donc mënuñu chaque peut-être mën nañ ko sax mais làmb dafa laaj communication. communication bu doy lu ci mel ni Balla Gaye ak Boy Niang 4 mois la mais ça sera 4 mois de communication yoo xamante ni ça sera. communication de feu daal day tàng jër ndax àddina moo koy xaar surtout avec la victoire de Balla Gaye sur Gris combat bi dafay gën a am cafka. d'accord lan ngay wax sénégalais yi si li ngeen jugee ak si li ngeen di waaj a dugg. xanaa di remercier sénégalais yi. parce que Gaston Production certes ci organisation la nekk. mën na li muy def journée 7 bi wane na ko dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. suñu paree remercier sénégalais yi nag moom xanaa nag ñu déjà moo doon drapeau Gaston Mbengue bi passé dañ koy continuer di ko sargal ñi ngi ci 30 ans de carrière 30 ans de carrière moom nit ñi ñi ngi naan est-ce que daf fi yam wala du fi yam mais su ma fi nekkee c'est parce que incha allah ñi ngi ñaan yàlla ñuy feete ay ati Gaston Production donc yamul fii bëgg naa dem daal ba du ma ne mën naa def li mu def de mais yàlla dina ma ci jàppale ba dinaa xaw a jege lu mu def sax au moins. incha allah
ba pare di leen remercier yéen aussi. sa diggante ak Gaston lan la secret bi dox sa diggante ak. bon deret bi la. mooy unique secret bi deret bi la xam naa ni xëy na joxuma tàng bi mais. waaw père moom dafa tàng. waaw jër sax. waaw mais lu tax mu tàng jër c'est parce que bëggul ku ko yab. d'accord bëggul ku ko yab benn te bëggul ku yab njabootam. donc loolu dafa am solo. mën naa dox tranquille pourquoi parce que am na lu mu fi liggéey te lu mu fi liggéey day des. moo tax ma am fitu déroulé nu mu ma neexee. mi ngi noonu. d'accord mu nekk lu am solo en tout cas Makane am nañ mbégte am contentement bu baax a baax. doon na dalal si Senegal7.com si lu tukkee si wàllu làmb. merci beaucoup à vous yéen tamit yéen a ngi ciy bay seen waar. parce que c'est pas la première fois ngeen may jël. c'est pas la première fois aussi ngeen di jël père wala yooyu. ça veut dire que Senegal7.com làmb neex na leen. donc ñu leen ciy gën a encourager ngeen ciy gën a dugg ngeen ciy gën a def seen communication parce que yéen tam ci ngeen bokk. donc di leen remercier ci kaw ba ci suuf Pa Waly yow tam yaa ngi def liggéey bu rafet. ñu la ci ziar bu baax di la ci remercier. jaajëf mu ngi noonu Makane Mbengue di ki nga xamante rek moo di directeur Gaston Production si fàttali également di doomi ki nga xamante rek moo di Gaston Mbengue père Gaston sax lañ koy parce que suñu papa la suñu xarit la suñu lépp la wax dëgg yàlla di référence si réew mi di def lu am solo si làmb papa Gaston ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal si làmb ju am solo bi nga xamante ni rek yow ak Gaston Production yéen si jóge donc mu nekk projet boo xamante ni vraiment sénégalais yëpp ñu ngi koy daal di rafetlu mbokk internetu Senegal7.com ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax rek di leen jaajëfal di leen ziar à chaque fois rek si ni ngeen ñu àndee ak programme mu Senegal7.com di leen jox di daje ba beneen yoon si Senegal7.com jaa ngeen jëf.